tey jii fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées bu woote woon ndaje mi ak organisation société civile yi ak média yi pour waxtaan ak ñoom ci ñaari textes yu am solo yoo xam ne dañ ko am au plan international te ratifié guñ ko Sénégal bu leen fàtte ne ñi ngi ci semaine nationale du handicap semaine nationale du handicap démb la commencé ci 3 décembre mooy journée internationale des handicapés biñ ko lancé démb ba pare ñu ne tey jii kat foog ñu daje ak organisation société civile daje ak média yi waxtaan ak ñoom ci textes yooyu nag mooy benn bi mooy li ñuy wax traité de Marrakech traité de Marrakech benn loi la internationale boo xam ne ñu ngi ko xaatimoon ca Marrakech Maroc moo tax ñu tuddee ko noonu waaye loi boobu li muy wax yëpp mooy silmaxa yi ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe pour gis ak ñi nga xam ne aussi dañu am yeneen handicap yoo xam ne mayu leen ñu mën a téye livre wala ñu mën a téye këyit parce que xam nga am na ñuy lox ñu mën a téye këyit pour mën a lire ñooñu traité de Marrakech dafa wax ne war nañu fexe ba ñooñu tamit ay citoyens lañ comme yeneen citoyens yi ñu mën a lire mën a gis mën a jàng livre yi mën a jàng aussi li ñuy wax les œuvres au programme ci école yi ndax loolu àqal ak yelleef boo xam ne mu ngi ci convention bi mooy bépp citoyen am na sañ-sañu am information bépp citoyen am na sañ-sañu jàng bu ñu ne bépp citoyen nag citoyen handicapé ci lañ bokk waaye gis nañ ne am na xeetu handicap boo xam ne bu la dalee doo mën a jàng livre boo xam ne dañ ko bind mu ñuul léegi nag traité de Marrakech dafa ñëw ne pour garantir droit bi nga xam ne moom la way laago bi am pour lire te yàlla def muur ay bëtam droit boobu ak ni ñu protéger œuvre yi nañ ko teggi pour que bu ñu bindee livre ba pare livre boobu ñu mën ko def ci beneen format boo xam ne ki nga xam ne dafa am laago dina mën a jot ci information yi nekk ci biir parce que loolu mooy garantir seen droit à l'information ñu def ko ci braille pour ñu mën a jàng braille léegi sax développement technologique am na ba nga xam ne mën nañ am ay logiciels yoo xam ne mën nañ am ay version sonore ci livres yi ak documents imprimés yi wala yu mel noonu ba nga xam ni quel que soit sa handicap boo waree am information di nga ko am boo waree jàngi di nga jàngi loolu la traité de Marrakech wax loolu nag bi ñu adopté traité de Marrakech ak léegi gouvernement du Sénégal defagul ratification bi xaatimagu ko expliqué nañ wax nañ fi ñu war a jaar yëpp def nañ ay réunion ak organisation mondiale de la propriété intellectuelle waxtaan nañu ak ministère yi concerné notamment ministère de la culture waxtaan nañu ak institution yi tey jii nag dañu bëgg a waxtaan ak société civile ak média pour ñu xam loolu li ñu fas yéene mooy fexe ak suñu partenaire Site Savers def benn plan d'action boo xam ne ci semaine yi di ñëw ci weer yi di ñëw dinañu dem fi ñu war a dem yëpp ci gouvernement bi ak ci région yi yaatal texte yooyu bu weesoo traité de Marrakech am na lu ñuy wax protocole africain ndax bi ñu amee convention internationale ba pare Union africaine defar na moom it benn loi boo xam ne loi africaine la ñu koy wax protocole de l'Union africaine protocole additif de l'Union africaine à la charte africaine des droits des personnes des droits humains et des peuples léegi loi internationale ba mu xam ne dañ ko jagleel way laago yi te mu Union africaine jël ko mi ngi ci biir charte bi alors mais Sénégal tamit ratifié gu ko protocole boobu ñu ngi ko adopté en 2018 yàggul trop waaye ñu fàttali ne bañ koy defar fële ca Addis Abeba Sénégal participé woon na trop ci bi ñuy liggéey protocole boobu kon Sénégal aussi moo war a jiitu ci ñu koy ratifié surtout que Union africaine dafa jëloon Sénégal comme pays pilote mais intérêt bi nga xam ne moom la Sénégal am moom la way laago yi réew mi am pour ñu ratifier protocole boobu mooy buñ ko ratifier dafay taxaw ci ñetti tànk yu dëgër benn tànk bi mooy li ñuy wax cadre juridique bi mooy protocole bi mooy nekk cadre juridique bi beneen tànk bi mooy nañ am benn li ñuy wax cadre institutionnel Institut africain du handicap dina mën a taxaw ñetteelu tànk bi mooy cadre programmatique bi maanaam plan d'action bi nga xam ne Union africaine def na ko jagleel ko réew yi Afrique yëpp muy ay yoon yoo xam ne dañ ko wan état yi ñu war ci jaar pour may way laago yi aussi ñu dund seen droit comme ni ñeneen ñi di dund seen droit bu fekkee Sénégal ratifié na ko nag loolu mooy faawu Sénégal dina indi cadre institutionnel bu dëgër buy toppatoo affaire way laago yi ensuite dina indi cadre programmatique cadre programmatique nag mooy rek dinañ am plan d'action national maanaam dinañ am ay politique yu leer
yoo xam ne dinañ xam ne gouvernement du Sénégal fii la jëm ak handicapé yi ci njàng mi fii la jëm ak handicapé yi ci santé bi fii la jëm ak handicapé ci emploi fii la jëm ak handicapé ci transport ak service yooyu yëpp loolu am na moo tax ñu bëgg ñun en tant que way laago nga xam ne ñooy premier bénéficiaire protocole yooyu def liggéey bi ñuy def comme ni ma ko waxee léegi ak suñu partenaires yi Side Savers def lancement bi nii ci biir semaine du handicap boo defee fan yi di ñëw weer yi di ñëw ñu continuer def plaidoyer bi ba indi gouvernement bi mu mën a ratifier texte yooyu ndax loolu du dara lu dul rek loo xam ni jaadu na parce que ñun dañu amee laago te nangu nañ ko ndogalu yàlla la nangu nañ tamit ne laago li ñuy wax ci tubaab c'est un élément de la diversité humaine ndax yàlla bindul nit ñëpp yamale leen yàlla dafa bind nit ñi nekk góor ñi nekk jigéen ñi njool ñi gàtt ñi ñuul ñi xees ñi ñaaw ñi rafet et cetera mais tamit ñi am handicap donc handicap ci élément diversité boobu la parce que addina bi bu ñëpp niroo woon du rafet du neex du dëgg bu ñëpp nekkoon ay góor addina bi du neex bu ñëpp nekkoon ay jigéen du neex bu ñëpp muuru woon du neex il faut mu am ñu muuru am ñu dul muuru am yooyu donc loolu mooy le charme de l'humanité te charme boobu handicap ci la bokk mënuñu nag Sénégal nga xam ne réew la moo xam ne téeméeri nit yoo jël fukk yi ak juróom dañu amee laago ñu jéem a développer réew mi te ñooñu duñ leen boole ci li ñuy def boole leen ci nag mi ngi jaar ci texte juridique yooyu ñu ratifier ko jëmmal ko te incha allah fas nañ yéene continuer xeex bi ba keroog yàlla di ñu defal loolu